jërë ngeen jëf mbokku internet yi ñuy suivre ci autour du micro ñu ñëwaat tey di leen dégtal seen émission am mbégte nag dalal fii Momar Diongue muy suñu mag nekk journaliste analyste politique ñu bëri xam ko bu baax a baax ci jàngat yu am solo yoo xam ne da koy def ci xew-xew yi am ci réew mi tey nag nañu waxtaanee bu baax a baax réewum Sénégal fu mu toll rawatina li fi bees moo di remaniement ministériel bi Momar nga nuyoog gars yi ñuy seetaan. waaw Pape maa ngi nuyu ñi ñuy seetaan. di la gërëm ci invitation bi. di ñaan yàlla lépp lu ñu fi wax. mu nekk njëriñu réew mi. am na nag xew-xew bu fi mag bu affaire am fan yi muy mbirum gouvernement bi defe naa loolu la ñuy waxtaane incha allah di ñaan yàlla lépp lu ñu fi wax rek. nit ñi mën koo jariñoo te mu xëteet ibbi xelu nit ñi ci yenn yu fi xew ak jaar-jaar yi. alors première lecture générale boo war a mën def ci remaniement ministériel bi lan lay doon. waaw remaniement bi moom ñu ngi ki doon xaar ñett bi ci njëkk mooy ñi ngi doon xaar comme ni ñu ko njorte woon mu ibbeeku ci opposition bi waaye ay la yëwén ko waxal yàlla xam ne ibbeeku bi des na parce que xëy na mënoon naa gën a yaatu. kon foogoon nga ne war nañ dugal ñeneen. waaw mais. ibbeeku boo xam ni ci fiñ toll tey jii mi ngi yem ci diggante Idrissa Seck ak réew mi. ak Oumar Sarr mi jóge PDS bu yàggul defe naa mbir mi mënoon naa gën a yaatu ko loolu. waaye nag xëy na ñi ngi wéyal waxtaan yi. te xëy na am na ñeneen ñoo xam ni lëngoo woon nañu ak Idrissa Seck. ci kuréel boobu ñuy wax Grande Alliance. te ñu ràññee ci parti bu mel ni grand parti bu Malick Gakou. bokk gis-gis bu Pape Diop. Hadjibou Soumaré Madické Niang ak Issa Sall xëy na ñu ngi wéyal waxtaan yi ci boor boobu pour xool naka la ñuy gën a yaatale. muy benn waaye mënoon nañ jaakaar donc mu gën a yaatu. ñaareel bi ñu doon xaar ci gouvernement bi itam mooy xaaroon nañ mu doon gouvernement de rupture. Rupture bi mooy fi réew mi toll tey ci ay jafe-jafe ak mbas mi nga xam ni dal na suñu kaw. ak li nga xam ni moom la ñu dëgmal bañ naan récession sax mën naa am maanaam wàññitu ku rëy ci wàllu koom-koom. ñi ngi doon xaar mu doon gouvernement boo xam ni ña Sénégalais yi ŋàññoon seen doxalin ci gouvernement bii weesu du ñu leen gisaat ci gouvernement bi. bu boobaa ñu ne Macky kat am na ay njàngat yi mu def ci gouvernement bu mujj bi. ci ñoo xam ni Sénégalais yi rafetlu wuñu seen doxalin génn na leen indi wala mu bàyyi fi. ñi nga xam ne nag ñoom sénégalais yi gis nañ ni que ñu ngi doon liggéey. waaye dafa mel ni safaan wee am. ci rupture bi beneen bi mooy yaakaaroon nit ñi itam mu nekk gouvernement technocrate. maanaam ay ñoo xam ni bokkuñu ci langue politique bi waaye seen xam-xam màcc na. ci ay domaines yu am importance. ñu indi leen boole leen ci gouvernement bi. pour li nga xam ni moom lañ dëgmal parce que li ñu dëgmal mooy loolu président doon wax naan fast track. defe naa tey la gën a jaadu indi fi ay borom xam-xam yoo xam ni. lañ leen di dénk dañ koy xam mën ko. ba bu ñu ñëwee du ñu làmbaatu. nga xam ni saafara si day gaaw loolu itam séntu woon nañ ko ci gouvernement bi te gisuñu ko. mais loolu soo ko waxee day mel ni kon Macky dafa continuer di politique dégluwul bu baax a baax. askan wi lan moo nekk seen bëgg-bëgg mais moom mu ngi nekk ci registre def li nga xam ne moo di politique am politique politicienne pour des calculs politiques. waaw xam nga Macky. ni muy jàngatee liggéey bi mu sant ay ministre am ak ñiy liggéey ak moom. bokkul ak ni ko sénégalais yi di saytoo ak di jàppe Macky critère bi mu gën a mettre en avant mooy critère politique. ki mu gërëm sant ko ci ministre am. mooy ki nga xam ni benn déggal na ko lool nangoo doon bàyyi faalam lu mu bëgg mu fekk ko ci ak soobu ci wàllu politique ba nga xam ni daanaka mbiru politique bi sax mooy gën a fës la nga xam ni moom lañ ko dénk ci ab liggéey te loolu warta bett kenn parce que dégmal nañ fi élection locale en 2014 mu dajale administrateur yeeg directeur général yeeg yu mel noonu yu mu dénkoon ay bànqaas ay société ne leen li ma leen bëgg xamal ne mooy élection yi ñu dëgmal képp ku fi gañewul sa dox dinaa la dàq. c'est-à-dire que du critère de. donc loolu li muy wane mooy moom
la muy neexale wala la muy jàppe collaborateur am mooy mu yëngu fës ci wàllu politique donc loolu moo feeñ ci Macky ni muy doxale rax ci dolli bi gouvernement bi daanoo am na ci ñoo xam ne wax dëgg yàlla sénégalais yi am nañ mbetteel gisaat leen ci gouvernement bi ku ci mel ni ministre de la justice garde des Sceaux Malick Sall. situation conflictuelle la créé. ba mu yoree ministère bi boobu ba léegi ministère bi jógul ci ay coow amoon na fi coowu greffier ab grève bu yàgg boo xam ne waxtaan amul digganteem ak greffier yi ba justice bi lompoñ ñaareel bi gis nañ itam coow lu rëy yi mu am ak magistrat yi waaye loolu taxul Macky tenir ci en considération ba génne ko ci gouvernement bi ku ci mel ni Abdou Karim Sall gis nañ coowul Oryx bi fi amoon muy scandale bu rëy rëy absolument ministre boo xam ne dañ ko wàllum àllam bi moom muy def loo xam ni dafa safaanoog sàmb mbirum àllam waaye tere axul Macky de génne ko gouvernement bi ku ci mel ni Zahra Iyane Thiam gis nañ wax ju rëy ji mu fi wax bi ñu dëgmalee màggal gi ba génn ab note de service ne képp koo xam ne ñaan nga permission ci ministère am dem màggal boo ñëwee dinañ la mettre en 14 heures gis nga coow lu rëy li mu fi indi woon ba nga xam ne ci mujjanteel gi sax moom ci boppam dafa mujj rapporter mesure boobu mu jëloon ak yeneen ci ay ministre ba ci ministre Dame Diop mi nga xam ni mbirum xale yi nga xam ne dañuy def mbëkk mi bi mu fi jógee dégg nañ wax ji mu wax ni Sénégal amul problème d'emploi te di mel ni ku soofantal sax la nga xam ni moo am te sénégalais yëpp teg ci seen bët maanaam ñàkkum xëy bi ci xale yi ba indi lii nga xam ni moom la indi waaye loolu ñooñu ñëpp loolu taxul Macky génn lañ ci gouvernement bi au contraire ñi nga xam ne ganu sénégalais yi gisoon nañ ni am nañ peut-être personnalité am nañ étoffe ministre lañ leen dénk itam xëy na wañuñu ci mbirum yaafus ak cuune ñooñu la ñu gis ñu génne ku ci mel ni Matar Cissé absolument Matar Cissé dañuy taxaw foofu tuuti parce que kenn la koo xam ni dama gis mu jëf-jëf yoo xam ni néew na ku ñu dégg ndombal baat mu koy nangu nga jógee directeur de cabinet du président de la République mu jëlee la fa dénk la Sénélec direction générale société nga nangu faa dem mu mel ni ku wàcc ci nombre gi ñu ko dénkoon yore ko ba bi nga Macky di demee campagne en 2019 déggoo benn yoon ku jégi génne mbirum courant bi ngi coupé nangam ak nangam donc macha allah defuñu ko woon élément de campagne kooku tey jii ci ginnaaw gi gis nañ bi mu demee coow li nga xam ni indi nañ ko ci mbirum Akilee et cetera mel ni kuy waajal génneem ba niñ ko génne ci gouvernement bi ku ci mel ni Amadou Ba itam kasaalika ku ci mel ni Mimi Touré parce que quand même nit ki bu ñu waxante dëgg ñooñu xeexal nañ ko surtout Mimi Touré ni mu taxawee ci mbirum parrainage bi jiite ko dem ñëw et tout ça ndax nekk aussi femme boo xam ne am na poigne sénégalais yi am na lu ñu ko nawee xam nañ ko ci fullaam ak ci faydaam ñooñu la ma ki génne bàyyi fi ñoo xam ne wax dëgg yàlla sénégalais rafet donc critères yi muy choisir moom ak ñun ni ñu jàppee ni noonu la ñu wala natte liggéeyu ministre defe naa du benn. est-ce que loolu doo jàppoon na dina am njeexital parce que nag jékki ba si yàgg nga génne ñoo xam ne ay ténor lañ ci sa biir parti. oui. loo contre am loolu da ngay nangu ne il a mouillé le maillot pour Dakar. waaw nangu ne Matar Cissé il a mouillé le maillot également. nangu ne Aly Ngouille Ndiaye il a mouillé le maillot. ñooñu ñëpp mais foog nga ne ñooñu ñëpp dina séparé woog ñoom rek benn crise du am biir APR dara du am benn jeexital. waaw li ma jàpp mooy ñaari ngi ni yoo xam ni sóoraale na ko bi muy def loolu bi ci njëkk mooy li ñu séparé élection présidentielle yi ñu jëm def na quand même ñetti at. xëy na jàpp na ni la mu bëgg wala la muy yóotu ñooñu duñ ko ci fekk. wala ñooñu xëy na natt nañ seen bopp ci ni leen Sénégalais yi gisee ak ni ñu rafetloo seen taxawaay ba bu ñu tolloo bu ñu sampee seen dënd waaye wala ñu fësal bëgg-bëgg dina am nu ñu ànd ak ñoom. waaye xam nga diir gi ñu séparé de 2024 sori na. bu tàggaleeg ñoom ci jamono ji xëy na ñooñu du ñu am fit gu ñu mën a jàkkaarloog moom. ak pouvoiru état fii ak ñetti at. parce que ku ci nekk ci ñoom xam nga li état
mën ci koo xam ni fësal na ambition ci kanamam gis nañ fi mbirum Karim Wade gis nañ fi mbirum Khalifa Sall ak yeneen donc xëy na dafay bañ ñu bett ko c'est-à-dire dem ba dëgmal 2023 ñooñu nga xam ni njort na ci ñoom ay bëgg-bëgg ku ci nekk bu fële ci àll ba ni bëgg na bu boobaa du ci mën dara dina xaw a jafe parce que lu la bett mën la xëy na nag looloo tax mu def ko ci deet bi teel a sóobu xeex bi muy benn ñaareel bi itam fu ne am na lu mu fa def loo xam ni ci ñi mu génne dafay mel ni ku lay wër ndombo wala kuy fexe ba yow même boo jógoon bëgg a jaamaarloog moom dina am nu mu wàññee sa doole. yi ci gën a fës mooy kaaw Dagana. Dagana Omar Sarr gis nga Dagana bi mu tàggalikoog Matar Cissé. dafay indi Omar Sarr. ci la Omar Sarr ñëw te ku ne xam na ni Omar Sarr quand même kàngam la biir Dagana. yàgg naa gañ a Dagana. mi ngi gën a fëse sax ci Linguère. waaw nga xam ne Aly Ngouille Ndiaye moomu nga tudd. lu jiitu sax gouvernement bi. ba mu indee Samba Ndiobène Ka nga xam ne ca gox ba la dëkk nekk doomu gox ba. dénk ko mbirum élevage. adversaire bu métti lañ am. waaw mu am adversité bu métti. donc mi ngi ko doon waajal. donc mi ngi woon ci tànku Aly Ngouille Ndiaye. rax ci dolli nag léegi bi nga xamee ni ci gouvernement bi non seulement dañu doolelaat Samba Ndiobène Ka. jële ko élevage jox ko ministère ba ñu joxoon Mansour Faye. muy ministère bu mag bu stratégique. muy benn donc dooleel na ko. ba pare yi nag tam Ali Saleh Diop mi nekk ci parti Idrissa Seck ñëwit moom it ñu mel ni ku wër ndomb Aly Ngouille Ndiaye. ba nga xamee ni même bu fekkoon ni dafa bëgg dal ci kaw Macky wala mu jaamaarloog moom. am na kujj yoo xam ni ñu mat wujj yu ko Macky Sall utal. donc yooyu calcul mi ngi ci donc loolu daal laa jàng ci ni nga xam ni moom lay def c'est-à-dire xëy na mën na am njeexital. maanaam Macky waaye sóoraale na njeexital bi. ba ku nekk mu am lu mu la tegal. loo xam ne xëy na boo jógoon bëgg dal ci kawam dina sa doole dina wàññeeku wala na nga ko mënoon indi ngànceem ci nguuram du fa yegg. lu spectaculaire tamit sénégalais yi moom am na sénégalais yu mbett am na ñoo xam ne xamoon nañ ko mooy Idrissa Seck dugg ci mouvance présidentielle bi. waaw loolu est-ce que luñ mënoon a séntu la ndax Idrissa Seck 2019 ba léegi daanaka kenn déggu ko. après élection présidentielle est-ce que luñ mënoon a séntu la. wala yow bett lu la bett la. globalement yaatal bi nga xam ni président de la république yaatal na ko gouvernement am benn bettu ma. ñaareel bi dama turbe sax lu waroon la. lu tax. li tax mu waroon mooy bi ñu génnee ci élection présidentielle yi génn ku jégi ni d'accord ñu ci ngañaayu Macky Sall. waaye taxul ñu def recours devant le conseil constitutionnel. pour invalider ko. ñoom ñëpp bu ñu ko bañee itam ci làmmiñ la yemoon. waaye yóbbuwuñ ko ci yoon ba mu indi crise post-électorale. muy benn ñaari bi bañ ci génnee président Macky Sall bi ñu doxee diir mu tàllal loxo ku jégi. dialogue ni dañoo war a dialogue waxtaan. dem na sax ba boole ci benn kàddu gu mu yëkkati woon ni man jeexal naa ci mbirum njuuj njaaj bàyyi naa ko. koo litu dikkaat ñu toog di waxtaan. ci ginnaaw gi lañu mbas mi dab bi ñu mbas mi dàbbee. ñu xam ni ab danger la bu dëgmal réewum Sénégal. mu wootewaat ñépp ñëw. parti politique mouvement citoyen organisation de la société civile. ñépp ñëw woote ci ginnaaw pour ñu jaamaarloog mbas mi. loolu li muy firi rek mooy. nekkoon nañ ci benn dynamique boo xam ni président xar kanam bi mu wone. bi ñu ko falaatee bokkul ak xar kanam bi mu wone woon bi nga xamee ni mi ngi ut premier mandat. parce que bi muy ut premier mandat. mayul lu toll ni tarfatal ay ni opposition bi. nangu wut a waxtaan ak ñoom nangu wut a toog ak ñoom bëgg-bëggam rek la xool ba gis nga mbirum loi sur le parrainage li mu fi indi woon ci ay coow. mbirum Karim Wade li mu fi indi ci ay coow. mbirum Khalifa Sall li mu fi indi ci ay coow. waaye bañ ko jàllee ba mu faluwaat mu indi xarxanam bu bees mel ni ku tàllal loxo opposition bi pour nag seen diggante daal ñu jëm ko rataxal. donc xam nga bu ñu génnee ci dialogue national bi génn ci mbooloo mi ñu booloo ci mbas mi. ñu dëgmal jamono joo xam ne nar naa metti lool day jaadu peut-être président de la République ibbi gouvernement am ci ku jigi kon loolu mooy justifier ouverture loolu mooy koy justifier muy benn ñaareel bi itam dañuy faral di wax ni kujje gi dafa war a kujje pouvoir bi pouvoir waaye loolu mën nañ koo nangu ci réew yi nga xam ni dañu am démocratie bu mat sëkk nga xam ni xam nañ àq ak yelleefu kujje
ak sañ-sañam ci ab réew ba di ko bàyyi mu def ku jëm waaye suñu démocratie yi nga xam ne dafa xaw a lompoñ bu fekkee lépp ñi jiite ñoo ko yore dina am lu mu wàññi ci mbirum démocratie firnde li mooy jéego yi Sénégal gën a def ci wàllu démocratie ña ngi ko defe woon ci jamonoy Abdou Diouf te jamonoy Abdou Diouf la ko mandargaloon mooy gouvernement de majorité présidentielle élargie nga xam ne dañ daan toog ab diir Ablaye Wade ak ñi mu bokkaloon ci kujje gi dugg ci gouvernement bi looloo taxoon ñu doon def ay jéego parce que bu fekkee nit da ngeen di kujje ci wàllu politique waaye léeg-léeg réew mi tax ngeen ànd di liggéeyandoo di rencontrer nos conseils des ministres di ngeen dem bu mujj gi ragalante ak moytu wante bi ngeen doon moytu wante day dañ di ngeen dem ba ci mujj gi itam ku ci nekk ci yéen dina jomba def loo xam ni dina woroog gise gi ngeen di gise di liggéey ci ab conseil des ministres et cetera moo tax man dama mës a d'accord pour gouvernement ñu yaatal ko waaye nag peut-être yaatal bi encore une fois mooy sama njëlbeeni wax mënoon naa gën a yaatu ko nii nga xam ni moom laa ko gis xëy na nag président de la République bàyyi na ci xel te dina ko gën a yaatal mais man daal toujours été pour ñu yaatal le cas Idrissa Seck moomu sax defe naa ci ni ma gisee gouvernement bi dañoo yàq loo xam ne ñoragul lu tax nga wax li tax ma jàpp ni dañoo yàq loo xam ne ñoragul mooy président de la République ci boppam bu sañoon xëy na mbir yi du demee nii gouvernement bi dina gën a yaatu parce que li nga xam ni moom laa jàpp ni moom la nasoon mooy fexe ba kuréel ga nga xam ni moom la Idrissa bokk du sax Idy 2019 parce que naa dégg ñu naan Idy 2019 mais Idy 2019 amatul li tax amatul mooy coalition électorale la woon ñu jóge ci ay élection ku jég loolu amatul waaye ci ginnaaw gi gis nañ Idrissa Seck lëkkaloo ak Malick Gakou lëkkaloo ak Pape Diop lëkkaloo ak Hadjibou Soumaré lëkkaloo ak Madické mi nekkoon candidat xam nga moo lay won ni donc Idy 2019 amatul lëkkaloo ak Issa Sall mi nekkoon candidat ci kuréel gu bees gu ñu tuddee grande alliance dama yaakaar ne nag Macky li doon mëbëtam mooy grande alliance boobu ànd ak moom liggéey ci gouvernement bi nga xam ni ràññee nañ ci ñaar ñoo xam ni wala ñett ñoo xam ni nekkoon nañ candidat muy Idrissa Seck mi ñëw deuxième Issa Sall ak Madické defe naa loolu moo doon mébétam waaye defe naa togg bi dañ koo yàq ca ñoragul mel ni daal mbir mi am na lu sooxe ci waxtaan yi ba mujjanteel gi mu mel ni Idrissa Seck rek le président Macky Sall waxtaanal jox ko présidence conseil économique social environnemental jox ko ñaari ministère jox ko tamit benn PCA ci jox ko PCA mbir mi lompoñ waaye mel na ni for naa ci woowu béy que ni waxtaan waa ngi continuer ak ñeneen ñoo xam ne ay kilifa la ñu bokk ci kuréel googu ba nga xam ni li nga xam ni matalu ko woon ci bi muy formé gouvernement bi mu dalaat ko xëy na am nañ kenn ci wala ñaar ci ñoom ñu mën a nommé ministre d'État am na ci ñeneen ñoo xam ni itam ñu nga ci kuréel yooyu xëy na mën na jël ay kàngam yu nekk seen parti jox leen direction de société et cetera di ubbi gouvernement ministre di nommé rek te am na loo xam ne tamit réew mi est-ce que dina ko attan di nommé rek parce que aussi c'est politique. waaw mais. di loolu tamit opinion bi dañuy choqué wu su fait que ñu bëri ñoo ne Macky dafa bëri ay ministre bëri ministre conseiller rien que pour satisfaire ñooñu rek ngay nommé di nommé c'est. waaw xam nga ministre gouvernement mën nga ko ibbi ba pare. te du tax nga yokk nombre de ministères yi defe naa moo tax man la togg bi ci boppam moo ñoragul woon bi ñu koy yàq parce que am na ministères yoo xam ni Pape mën nga leen boole mu nekk ay ministères yu mag. bien sûr lu mu ibbeeku mënoon na fexe ba ministères yi du weesu fanweer mënoon na ci dugal ay waa këram ñi mu àndal ci majorité bi dugal ci ñu bokk ci kujje gi dugal ci sax ay technocrate yoo xam ni nekk ñu ci politique ñaar ba ñett ñoo xam ni seen xam-xam dafa mànj ci ay domaines précis te du tax gouvernement bi élastique lépp mi ngi nekk rek ci combinaison yi bu Macky am ci puis moom boo xëyee rek mu dóor la envoyé spécial wala ministre d'État. waaw envoyé spécial moom laay wax keroog mel ni waaye mën ko envoyé spécial dafa mel ni mbubb bu mu jël la rek teg gu ñëw rek boo ñëwee daal wax ji bëree rek mu jox la jaaxal ko te xamul fu mu lay teg waaw mu solo la mbubb gis nga bi Aminata Touré génnee ci gouvernement ba mu nekkee premier ministre bi mu ko waree indiwaat envoyé spécial xamul ndomb gu mu koy jox bu am dayoo boo xam ni dina mën a compenser la mu jóge woon premier ministre mu jël ko jox ko bi nga xamee ni soxna Aïssata Tall Sall itam dem fekk na ko gis nañ ko mbubb moomu envoyé spécial la ko solal barki Demba Ndiaye Jean Paul Dias bi mu ñëwee itam mu xool ko mu jox mbubb moomu daal lu mel noonu
quand même ça pose pour un problème. Voilà. waaye gouvernement bi moom mënoon nañ ko yaatal. ba ci société civile bi ba ci technocrate yi ba ci kujje gi te du tax mu nekk gouvernement. kon dafa mel ni dafa am lépp précipitation. daal dafa mel ni dafa am précipitation moo tax ma la. est-ce que togg la boo xam ne ñuy wax ne dañ ko deal dafa am ci diggante Idi ak Macky pour 2014 gëm nga loolu. non man gëw ma ko. gëw ma ni deal dafa am seen diggante ñoom ñaar. dama jàpp ni Idrissa Seck ci boppam moo am jàngat moom bu mu def ci tolluwaayu politique am parce que Pape bu ñu naxantewul te waxante dëgg Idrissa Seck. 20 et quelques % yii mu am ci élection présidentielle yi ñu mujj ku jàpp ni dooleem ak doyuwaayam ci wàllu politique foofu la toll yaa ngi nax sa bopp. te moom defe naa ràññee na xam na ni dooleem ak doole réew mi tolluwul foofu. la indi woon mu am 20 et quelques % mooy dëgmal nañu élection président de la République génne na parrainage am na ay kàngam yoo xam ne bëggoon nañ doon candidat. ci ginnaaw gi ñu invalider seen candidature. ñu xool ca ña fi nekkoon di ut xëy na Idrissa Seck leen doy wala moom lañ yaakaar ni. wala amuñu woon choix. nekkoon na ñaari yoon candidat xëy na bii yoon muy ñetteelu yoon bi bu ñu ànd ak moom xëy na dooleel ko dina am dara ñoo ñu ànd ak moom. looloo indi 20 et quelques % yi. Idrissa Seck defe naa réer wur mbir loolu réer wur mbir itam ni xëy na àddina du yàgg ba gudd tànk ba la mu dajale woon ci ay kàngam ak ay bànqaas. ci coalition Idy 2019 mu dajalewaat ko muy ñaar. defe naa jàngat yooyu yëpp bi mu ko defee. xam na ni moom loolu tubaab naan réel politique ci li mu ko yóbbu mooy xëy na mu réviser ambition am. c'est-à-dire maanaam bañ a yootoo ci. poste président de la République. ah tu penses que te yam ci peut-être li nga xam ni moom la ko président de la République nommé parce que gis nañ kam du jiitu Idrissa Seck ñaar ñu ko def. ku mel ni Moustapha Niasse. Moustapha Niasse ba mu demee ba xam ni ay la yëwén xëy na bëggoon na waaye yàlla dogalu ko ci moom. mu yam ci assemblée. bàyyi na poste président de la République bàyyi ambition présidentielle yam ci président assemblée. ndem si yàlla Ousmane Tanor Dieng itam. kasaalika lu ne mel la defoon. moom it bàyyi woon na ambition présidentielle. ànd ak Macky ba jëloon président au conseil collectivité territoriale. dafa ni jàngat boobu xëy na la Idy am. kon dama la dégg nga xam tolluwaay dafa def dëy ambition présidentielle. waaw defe naa daal loolu lay wund dafa mel ni koo xam ni xam na ne ay la yëwén bëgg na waaye mel na ni sénégalais yi quand même ci boor boobu xëy na wóolooguñu ko ba bañ ko koo jox mu dem ba jàpp ni xëy na mën naa doy loolu yi parce que nag Pape bu ñu waxante dëgg boo jëlee ci ñu nekk ci langue politique yi. loolu tubaab naan ressort bu kase entre kuy bëgg di laaj ak waa réew mi defe naa ki nga xam ni moom lañ gën a mën a jàpp ni ko wax dëgg yàlla manque de kóolute am na ci diggante moom ak sénégalais yi nañ ko waroon wóolootuñ ko wala gis nañ ci mbirum jaar ay politique am yoo xam ni. acte bi du ko gën a renforcer sax waaw yu mel noonu kóolute gi dañ wax dëgg yàlla boo Idrissa Seck bokk na ci te tubaab danaan élection présidentielle c'est la rencontre d'un homme et son peuple. te boo demee ba kóolute googu nekkatu fi wax dëgg yàlla dafay jafe-jafe lool nga am dara. ma jeexale foofu Ablaye Wade. ku waxal yàlla xam ni du bilan moo ko fi jële waaye manque confiance bu sénégalais amoon ci moom rek ko waral parce que bu fekkee da nga nekk njiitu réew contrat de confiance lié la sa peuple. nga dem ba mbirum politique indi nga taxaw naan maa waxoon waxeet. def nga rupture de confiance yàgg sa peuple boo demee itam ba naan may leen ma ñaari at te ñëpp njort ci yow xëy na sa doom nga fi bëgg a teg manque de confiance bi lay ñëw donc baax na toujours ci ab wëy politique bu bëgg ab réew confiance bi nga établir ko entre yow ak sa peuple dafa mel ni nag loolu manqué na trop Idrissa Seck ci jamono yi ba nga xam ne looloo waral xëy na mu ni nag ay la yoon bëggoon naa waaye dina jafe pour ma yegg ci bàyyil ma contenté wu ci lii waaye loolu tekkiwul ni bu ñu demee ba ci kanam parce que loolu itam jàngat la bu ñu mën a def ci Macky ni mu ibbeekoo ñaari xàll la indi xàll bu ci njëkk bi mooy président Macky Sall mën na sukkandiku ci ñi ko fekk ci ay kàndam yootu 3e mandat ñi buñ ci tolloo da nga jàpp ne Macky mën na nekk mën na làmb 3e mandat mën na nekk parce que njort nañ quand même ci ni muy doxalee
koo xam ni képp koo xam ni nee nga wartu mën a nekk mu am troisième mandat te bokk ci moom. mu dàq te mu sañ laa dàq mu dàq la. képp ku wax safaan wi ni war naa mën a nekk mu bàyyi la bu la yokkul sa ndombo. donc kooku xam nga da am na fësal bëgg-bëgg bu mu fësal. ñaareel ba ñañu njortoon ni. xëy na du ñu ànd ak moom ci troisième mandat. te doom ay kàngam yoo xam ne am nañ ndëgër laayam ci biir parteem ak ci biir gouvernement am gis nañ ci mu jëntal gi mu génn leen. ku mel noonu nag bu yaatalee gouvernement am mel ni kuy dajale mbooloo. dañuy njort ni. am na lu mu bëgg. xëy na ma nga ca yoonu troisième mandat ba bu ci tolloo bu ko yëkkatee du am ci kanamam. ay kàngam yu bëri joo xam ni dinañ pare pour jaamarloo ak moom ci loolu. kooku mën naa ne. mais est-ce que loolu askan bi dañ ko bàyyee. kooku mën naa ne. beneen wàll bi mooy mën na itam bu ñu demee ba 2023 mu natt situation bi xam ni troisième mandat dina jafe lool mu am ko. coalition bu mag bi muy créé ci gouvernement bi ak majorité bu mag bi tax mu ràññee ci ab kàngam boo xam ni. kàngam bu mënul nekk Idrissa Seck loolu la ñu bëri xalaat. bon Idrissa Seck ci man ci wàllu boppam est-ce que Macky jàpp na ni que c'est un produit vendable mooy li ma wax sànq rek. parce que produit aussi day vendable. gis nga coalition bii nga xam ne moo gunge woon Idrissa Seck. ci élection yu mujj yi. bu fekkoon am nañ beneen mbër xëy na budul moom xëy na la ñu amoon dina ko ëpp. du caaginu nag dama xeeb Idrissa Seck wala doyuwaayam ci wàllu politique. mais le ressort c'est cassé. waaye dafa am benn ressort bu cassé wu entre moom ak peuple sénégalais à tort nag waa raison waaye jàpp naa ni. ay jaar-yaaram ak démb mu politique am ak i waxam ak ni mu mujjante woon ak Ablaye Wade ak yu mel noonu am na yu bëri yu mu sooxeloo ci wàllu trajectoire politique am. ba nga xam ni yaakaar naa ni c'est pas un produit très vendable te comme li nga wax sànq lu mel ni lii fi xew xëy na mën na ko yokk. donc bu ko defee bu boobaa buñ ca tolloo itam boo ko jëlee def mbër xëy na mu bañ a am yenn dëgër laay mais jàpp naa ni. dàquma benn yoon président Macky Sall yootu troisième mandat ci ab coalition bii mu ko gunge. dàquma itam buñ ci tolloo mu natt xam ni lii warta mën a ne wala bu ci demee itam xëy na la daloon Ablaye Wade da koy dal. maanaam fexe ba jàllal troisième candidature am ci conseil constitutionnel. waaye ñëw sénégalais yi lànk bu demee ba njort ni mën naa am xëy na ñu taxawal beneen mbër. ci coalition bi nga xam ni moom lay commencer dessiner. l'avenir de l'opposition parce que aussi lii Macky def jox na benn lisibilité ñu ànd ak pouvoir bi dem ñenn ñi nga xam ne dañoo gëm ne ñoom opposition la ñu war a nekk ñu nekk tamit dans l'opposition. waaw am na wàll woo xam ni moom ci opposition boo xam ni daanaka Macky def na ko ku kuy vide. muy parti démocratique sénégalais parce que Macky bi mu toogee ci bopp réew mi li mu gën a xënte. mooy tas bi nga xamee ni xam na ni AFP ànd na ak moom. PS am na ànd na ak moom beneen parti bi fi gënoon am dëgër laay te nekk ci ko jege moo doon PDS. donc moom naka lay def ba wàññi doole PDS rek nekkoon ci xelam. ba muy toogee ba muy demee 2008 am na une première vague ay libéraux ñoo xam ne ay kàngam la woon ci parti démocratique sénégalais yu mu yóbbaale. ku mel ni Mbaye Ndiaye ku ci mel ni Alioune Badara Cissé àndoon nag ñoom. ku ci mel ni Moustapha Cissé Lo. loolu mooy première vague ba yàlla defee mu jaamaarloog Ablaye Wade ba jël réew mi fexe na itam ba deuxième vague bi fekk si ko deuxième vague bi mooy ña desoon ca PDS ci ginnaaw suñu wàll yaan si ku ci mel ni Farba Senghor ku ci mel ni Pape Samba Mboup ku ci mel ni ñoom Ablaye Baldé ku ci mel ni Modou Diagne Fada ak ñooñu ñëpp fekk si nañ ko ak sëñ Mbacke Ndiaye et consort loolu mooy deuxième vague bi lii mu def nag bërki démb ak formation gouvernement bi mooy wane ni troisième vague bi fekk nañ ko parce que troisième vague bi mooy. Amadou Sall Babacar Gueye Oumar Sarr. ba ci sax Idrissa Seck mii. nga xam ni moom it. produit PDS la woon. donc ndoneelu Ablaye Wade ci wàllu politique. daanaka Macky Sall dépouillé na ko. dàquma sax man ci weer yi ñu dëgmal. ku ci mel ni Karim Wade dellu si waat Sénégal parce que Macky Sall jeexal na liggéeyam ci wàllu PDS. bu Karim Wade ñëwee. daanaka coquille vide la fiy fekk. ci ndoneelu politique gu papaam. muy PDS foogoon ne am na yeneen jeunes yoo xam ne. duñu ay PDS de souche mais ànd ak Karim. gisaguma lu mel noonu daal wax dëgg yàlla ci langue politique bi muy benn ñaareel bi itam gisuma ci PDS ak kàngam ya fa nekkoon kenn ku mu ci mën a lëngool ba mën a jaamarloo ak Macky Sall. du woon Idrissa Seck bi nga xam ni fekk na ko du doon Omar Sarr ak ñoom Babacar Gueye nga xam ne dem nañu et cetera donc jeexal na Macky. processus de dépouillement du PDS loolu moom am na muy benn wàll. ñaareelu wàll gi mooy kujje gi de façon générale. lu jiitu sax gouvernement bi. am na xar kanam bu commencé woon feeñ
xar-xaram bi commencé woon feeñ mooy dañu ràññee bi ñu dëgmalee élection présidentielle ñoo xam ne mosuñoo bokk ci wàllu politique nekk ñoo xam ni ay technocrate lañu ku ci nekkoon sa bërëb ràññeeku fa. ñooñu bi ñu demee ba benn jamono dañ ni nag mbir mi dootuñu ko bàyyee politiciens yi kese. jot na ñun itam ñu soobu ci nga gis ay profil yu bees. Abdoul Mbaye bu ci mel ni Abdoul Mbaye bu ci mel ni juge Dème bu ci mel ni capitaine Dièye ku ci mel ni Pierre Goudiaby Atepa waaye ki ci gën a ràññeeku mooy Ousmane Sonko muy profil bu bees bu ñëw ñoo xam ni màggewuñu nàmpatuñu leen ci wàllu parti politique ñu dem ba jëmmi jamono ñu bëreet ni dootuñu ko bàyyi politique bi loolu feeñ na quand même ci élection présidentielle yi nga xam ni que incarné woon pôle technopolitique yooyu muy Ousmane Sonko gis nga ni ko Sénégal yu bëri joxe seen bopp ba mu am 15 et quelques pour cent te Ousmane Sonko nag ay la yoon lu ko waaye sikk nangul ko ni réussir na ci élection présidentielle yii nga xam ni génn nañ ci loo xam ni ci langue politique bi ñaar rek a ko fi réussir kenn ki mooy président de la République Macky Sall keneen ki mooy président de l'Assemblée actuellement muy Moustapha Niasse maanaam mooy dem sa élection présidentielle bu njëkk am lu ëpp 15 pour cent même Idrissa Seck mi ñuy tudd léegi score bi gën a am solo bi mu am ci élection présidentielle muy 2007 14 pour cent la woon donc xam nga kon donc jot na ñu nangul ku mel ni Ousmane Sonko ni wax dëgg yàlla imposé na ci langue politique bi léegi nag loolu defe naa mooy wéy te lii nga xam ni xew na bërki démb ci formation gouvernement bi xëy na dafay gën a jox ndëgër laayu kàddu Ousmane Sonko bi mu nga xam ni yàgg na ko yëkkati ni jot na Sénégalais yi yootu leneen lu dul niñ ko yaree boobu ba léegi loolu mu naan il faut combattre le système xëy na Sénégalais yu bëri dinañ ràññee ci li fi xew ci jàmm bu yàggul muy xaw a nuru baara yogoo que ne jot na ka dëgg yàlla xëy na ñu xaw a moytandiku tuuti ña nga xam ne dañ leen nampal ñu mànd ci wàllu politique xool ñeneen ñoo xam ne bi ñuy duggee ci politique yàggul wala boog ay boroomu xam-xam la yoo xam ne ràññee woon nañu ci yeneen secteur te ñu wàlliyanti ci langue politique bi donc moo tax ma yaakaar ni ku jigi moom wax dëgg yàlla am na xaar kanam bu bees boo xam ni defe naa lu ñu gën a dem dafay gën a renforcer. sa kàddu gu mujj lan lay doon. waaw sama kàddu gu mujj mooy di ñaan rek que président de la République bu fekkee mën na ko mu gën a yaatal parce que encore une fois dama koy wax man damaa gëm. ouverture parce que suñu réew yi il faut que mu am ouverture pour ñëpp mën a jàpp ci niñ koy yefere ensuite dina tax réew mi dal ci wàllu politique dina taxit lii nga xam ne dëgmal nañ ko te ñëpp njort ni jamono ju metti lay doon parce que nag njeexital yi nga xam ni mbas mi indi na ko ci wàllu politique ci wàllu koom-koom mesuré guñ ko sax defe naa quelques njeexital rek la ñu amagum ak li nga xam ni feeñaat na muy émigration clandestine bi mel ni lu wulleeg ñaay waaye ci kanam xëy na mu gën a metti ci fànn yu bëri ci fànnu liggéey ci fànn emploi ci fànnu koom-koom et consort loolu yëpp nag dafa laaj xëy na ñu yaatal ñëpp bokk benn bëgg-bëgg comme ça bu ko defee réew mi dal lii ñu dëgmal xëy na yàlla suturaal ñu ci génn ci. jërëjëf Momar Diong mu nekkoon suñu gante ji ci biir émission autour du micro di leen sant di leen gërëm di leen dig daje ci seen beneen émission autour du micro ak seen site dakarmatin.com incha allah jërë ngeen jëf. merci.